mbokki xarit yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu di leen ñaanal rek at bu bees bi mu nekk atum ngëneel mu nekk atum wér ak prospérité ñuy am tey mbégte di dalal kii di Abdoul Mbaye nekk ancien premier ministre nekk président Alliance pour la citoyenneté et le travail Abdoul Mbaye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu Adiya Talla di la wax déwénati ci at mu bees mi di nuyu itam téléspectateurs yi di leen wax ñoom itam déwénati yàlla na at mi ñu dugg doon atu jàmm atu wërgu yaram ñu koy ñaanal bépp sénégalais ak bépp koo xam ne ci àdduna bi war na moytu mbas mi nga xam ne tiis la ci ñun tiis la ci àdduna bi. Abdoul Mbaye gis nañu ren ji nga sumb dara lu bees mu di adresse à la nation nga jiitu ci njiitu réew mi ginnaaw loolu njiitu réew mi def adresse à la nation nga seetaan ko déglu ko yéen ñaar ban adresse à la nation moo ci gën a tegu ci dëgg ak yoon. yaakaar naa xanaa sañul nag moom buy wax loo xam ne lu dul dëgg jëmale ko ci askanu Sénégal waaye li ma mënti wax daal mooy ni ma gisee muy wax teguwul ci li ñuy faral di dégg njiitu réew di ko wax tuddee ko adresse à la nation ndax adresse à la nation warut a doon bàkku warut a doon maa def lii maa def lële warut a doon tudd ay kilomètres tali ay ma xamul loo xam ne jëf nga ko ndax sa jëf loolu ngay liim loolu moo la sos loolu lañ la laaj nga war ko def te président bu ne dina am lu mu def te mi ngi ko defee ci lan ci alelu Sénégal kon loolu du sa njëriñu bopp li am solo ci adresse à la nation mooy nga xamal nit yi li am waaye bañ ko teg rek ci tabax naa lii defar naa lii et cetera ndax at mi ñu génn Sénégal ak sénégalais yi gis nañ ci seen bopp yokkute am na dund nañ ko am déet. mais yow da nga nekk échec économique global. loolu moo am boo toogee rek tudd tali bu ñu defar waxaguloo ndax échec am na mu jëm ci Sénégal yépp ci koom-koomu Sénégal yépp waaye am na loo xam ne boo ko gisee mu feeñ da ngay sañ a nangu ne échec économique am na ndax échec économique bu amutoon ba xale yi am yaakaar ne Sénégal la ngi tege ci yoon ndax dinañ dugg a gaal di ci ñàkk seen bakken loolu rek doy na ci misaal waaye yemuma ci loolu man gisuma secteur boo xam ne nit yi kontaan nañu ci li ñu dund ci biir at mi mujjee ko ci mool yi gis nga li ñuy dund mujjee ko ci transporteurs yi mujjee ko ci ñuy béy waaw. mais tabax na ay tali ak ay autoroutes yu bëri. loolu njëriñ loolu amul njëriñ ndax gis nga li ñu tuddee infrastructure mu jëm ci loolu dafa war a nekk infrastructure de soutien au développement infrastructure du développement soutien la waaye itam nga war a taamu ci infrastructure yi nga war a defar yi nga war a tabax ba mu doon njëriñ ci Sénégalais yi boo defee tali dong te def loo xam ne dina wàññi njëgu électricité ana njëriñ ñoom ci seen bopp nee nañu PSE balaa muy baax émergence balaa muy baax ñu wàññi njëgu électricité te 2019 bi muy jeex li ñu dund mooy électricité bu yokku te njëgu électricité li ko mën a wàññi mooy infrastructure bu baax bu tegu ci yoon benn ba noppi boo ko tabaxee ba noppi muy centrale par exemple dénk ko Senelec ñu doxal ko ci yoon waaye li indi ñu mujjee yokk électricité benn infrastructure yi ñu taamu gënul waaye ñaar itam ñu ngi teg Senelec loo xam ne lii Senelec attanu ko ci kaw ay marché yoo xam ne liñ ciy lekk dafa bari looloo am kon
infrastructure war na dëgg la waaye da nga war a taamu bi mën a indi bi njëriñ dëgg ci koom-koomu Sénégal te loolu nekkuñu ci ñaareel ba gis nga li am solo dëgg warut a nekk ci defar naa tali li ndax ku nekk mi ngi defar tali amul président boo xam ne de defarul tali waaye boo toogee ne tali bi ma defar ca jamono ja benn nga doon fay kilomètre bu nekk waaye léegi góorgóorlu naa ba indi ko ci genn wàll benn gaa yi ne waaw kay kii day jàmbaar la waaye tali mi ngi doon jaar benn nga yóbbu ko ca ñaar kooku njëriñ amu ca kon nañu moytu rek di yem ci lim yoo xam ne ay quantité la te qualité nekku ca ba noppi foofu nag foog ma wax ko bu toogee ba ne Sénégal naat na ak dina naat ndax mbéy teg ko ci gerte bu àgg 1,8 million tonnes 1,4 million tonnes daaw 1,8 million tonnes ci nawet bi ñu génn. céréales yi toll si 3,8 millions et quelques. foofu dëgg newu fa sañ naa ko wax ndax man bi ma nekkee ca banque ya dama doon liggéey di financer gerte campagne agricole gisuma loo xam ne jëf nañu ko ba mu mën a indi 1,8 million tonnes loolu amul jëfuñu ko ci jiw bi jëfuñu ko ci séddale engrais bi ci waxtu ak engrais qualité jëfuñu ko ci matériel bu ñu joxe jëfuñu ko ci encadrement bu doy paysan bi mën ko jëriñoo béykat bi mën ko jëriñoo kon loolu fan la jógee nee nañu taw bu neex moo indi loolu waaye taw bu neex bu fekkee suuf bu fekk si suuf boo xam ne jiw newu fa mais ñax yi génn di du leneen ba noppi nag bu ñu nee 1,4 million tonnes nee 1,8 million tonnes usines yi defar diw ne amuñu gerte ana gerte ga nañu wax dëgg te bañ a te dafa am sax loo xam ne daf ma jaaxal ndax génn ci dëgg bugg a wax rek maay jàmbaar Sénégal naat na ba Fonds monétaire international di la tàccu Banque mondiale di la tàccu fekk sa réew xiif am na ana njëriñ waxal dëgg rek. ndax yow ci liñ fi lim yëpp ci moom nga sukkandiku ngir ne que 2021 tamit day gën a tar lii di 2020 te moom nee na 2021 ambeli la ci gis di waxu port bi ñu war a tabax boo xam ne benn la ci Afrique am tamit nee na si mbay mi céréales yi production bi dina yokk gerte gi dina yokk yóbbu na prix gerte bi déjà ba 210 la nekkoon léegi yóbbu na ko de 250 mais loolu quand même ambeli la. seetal ma lay fàttali ne 2020 waxoon nañu ne dina neex lool ma yëkkati sama baat ne 2020 dina metti waxoon naa ko du ma saltige waaye am na loo xam ne jàng naa ko ñoom li ñuy jëf mënut a indi koom-koom bu yokk mënut am boo jógee ne te déggoo ceeg Fonds monétaire international ne man état maa yore woon investissement maanaam di jaay xaalis bu bari muy dugg ci koomu Sénégal waaye day mënatuma dinaa wàññi loolu benn la ñaareel ba nga ne waaye bu ma wàññee secteur privé dina topp ci man yokk li mu doon jëf secteur privé ca boppam nga teg ko loo xam ne attanu ko ndax yow ci sa bopp nee nga impôt yi dama koy yokk secteur privé nga teg ko loo xam ne attanu ko yëkkati njëgu électricité loolu yëpp ñoo ko jëf duma ci sori torop ndax yëfu technique la waaye demande bi itam maanaam li war a jógee ci nit ci askan muy jënd muy dundal koom-koom muy dundal koom di dundal koom-koom ñooñu itam nga wàññi li des ci seen poos mu mun a jëm ci li ñuy jënd nga wàññi ko ci naka nee nga di nga ko wàññi ci impôt wàññi ko ci douane boo yokk wàññi ko it ci njëgu électricité waaw koom-koom fan la mën a jógee
mënut a ne des nañu nag ci boobu doxalin ci at moo xam ne muy at 2021 tegu ci at 2020 boo xam ne déficit budgétaire bi maanaam li ñu ñàkk ci aleel ñoom te jëlee ñu ko ci recette maanaam lu dugg ci ñoom yokk na ba mat bu doon benn ci 2019 doon na ñaar ci 2020 ñu taxawal budget 2021 ñu waroon ci màndu lool ndax bu ñu toogee ba ne mbas mi tax na mbas mi waaw mais taxawal mbas mi tax na li ñu ñàkkoon ci aleel daaw yokk na ba mët ko ñaar mbas mi génn guñu ci teel nga bakku mais nga ne ñaar yooyu dinaa ko wàññi ba mu doonaat benn foo ko mënee foo koy jëlee mbas mi daaw début avril la mbir mi door ci Sénégal ñu ngi dugg ci at mi door na mandul bàyyil di wax ne yëpp dina naat te xamaguloo li yàlla di indi li mu ñu tegagum mooy mbas mi te génn ñu ci te muy fii ci Sénégal ci bitim réew ñëpp a ngi koy dund ñëpp di gis mbir mi di wàññeeku yow ngay naan léppay gën a neex 2021 dina metti génn guñu ci mbas mi démb jiitu réew mi jol na dewal ne day décréter couvre-feu fi nga xamante ne mooy région de Dakar ak région de Thiès ndax région yooyu ñoo gën a touché si li nga xamante ni mooy mbas mi ndax nekk na loo xam ne opportunité la. ndax war nañ ko def ndax waruñu ko def wala waruñu ko def. man dama yaakaar ne mënuñu yem ci loolu ndax li ngay war a jëkk seet mooy jéem a xam ndax li tax mbas mi di law yëfu guddi la am yëfu bëccëg war nga jéem a xam ndax dugg ci transport en commun moo tax mbas mi di law ak ay xew muy màggal di gàmm di ngénte di dëj da nga war a jëkk seet lan moo tax mbas mi di law bii law bu loolu amee ba noppi nga daal di seet li nga war a jëf li am solo ba am solo mooy ci dëgg-dëgg fagaru moo gën faju li am solo ci dëgg-dëgg mooy yee askan wi ci loolu muy masque muy raxasu muy bañ a jegewante bàyyi mbooloo ak bu mu munti doon nag muy mbooloo diine muy mbooloo xew nañu bàyyi loolu bu fekkee ne bëgg nañu mbas mi dellu ginnaaw bu dul loolu couvre-feu du ci dindi dara man de loolu laa ci gis doyut war na xëy na waaye ba tey teguñu ko ci lii moo tax mbas mi di law loolu moo indi ñu teg couvre-feu. Abdoul Mbaye nekkoon nga premier ministre bi mbas mi ñëwee ci Sénégal njiitu réew mi daje woon na ak acteur politique yëpp yéen ngeen bañoon a dem ndax ren ji bu la laajee sa xalaat ngir nga xelal ko ci mbir mi di nga ko tontu. dinaa ko tontu ci li nga xam ne lii jàpp naa ne mooy gën. ndax di nga dem wuy ji ko. loolu moom du ma dem te dëgg-dëgg ndax amul solo. loolu si ndax mbas mi tamit Sénégal yëpp la concerné des présidents. Sénégal yëpp la concerné moo tax it duma ci rocc ci sama loxo waaye boo toogee ne ma dama soxla nga xelal ma kaay ñu waxtaan ci fukki minute ba fukk ak juróomi minute man dinaa jàpp ne loolu amul njëriñ li am njëriñ mooy ma lay bind ay bataaxal nga jot ci jox ñi ngay liggéeyal ñu seet liñ ci mën a jël ñu jëriñoo ko li nga xam ne lii mënuñu ko ñu bàyyi te nag bu ma la bindee nga tontu ma ne ma jërëjëf jot naa sa bataaxal loolu laa def jékki-jékki dégg ca télévision ñu naan alxamis président Abdoul Mbaye dina dem ci président te kenn yëgaluma ma ne déet loolu mënut a ne kenn waxuma waaye ba tey président nee na dafa soxla ñu ko xelal ca ëllëg sa ca suba teel
ba yónni fa benn bataaxal tegaat ci benn tegaat ci benn tegaat ci benn ba muy juróom ba tey ba sànq kenn tontuwuma de ne ma jërëjëf waaye ba tey man Sénégal moo tax ma def loolu gis naa ne am na loo xam ne bindoon naa ko jëriñoo nañ ko mais looloo am solo. mooy lan. mais lu jëm ci faydaal production locale waaye loolu itam mën nañu jàpp ne dafa yem rek ci wax mënoon nañ ci gën a sori ba ca bi ñuy jënd ay ceeb ak yooyu waroon nañu mën na jënd ceeb boo xam ne dañ ciy jiital ceeb bu ñu béy ñun ànd ceeg FRN itam oote ndimbal bi am na solo lool te war na ndax am na ñu nar a sonn waaye bu leen ko jaarale ci di séddale loo xam ne xëy na ki koy jot du ko amal njëriñ na ngeen yónnee xaalis mu gën a yomb et cetera et cetera oote ci mesures médicales yi ci hôtel yi nga xam ne dañ ko waroon a mobiliser ba nit ñi ci mën fa dem yooyu yëpp gis naa ne mu mujjee nañ ko def am na daal yoo xam ne oote nañ ci ba ñu xelal nañ ko ci ba mu daal di tegu ci yoon. may fàttali Abdoul Mbaye la ñuy recevoir nekk njiitu parti bi tudd Alliance pour la citoyenneté et le travail Abdoul Mbaye léegi ñu xuus ci politique acte fu mu toll ci fonctionnement am. acte te mi ngi parti boo xam ne bi mu ngi suux ndànk. déggoon nañ la fii fan yi nga defoon benn tournée ay Thiès ak yeneen dëkk loo jëlee si tournée yooyu. gis nga ñun suñu politique bon li ma ci jëkk a wax mooy mbas mi tax na suñu programme yëpp wàññi nañ ko baax a baax ndax xam li tax mbas mi di law mënut a indi ñun ñuy jëf lu noonu mel. maanaam ay daje te politique daje la ci dëgg-dëgg politique itam lii la xëy na nga toog ak taskatu xibaar mu la ci laaj waaye wàll boobu yëpp dañ ko wàññi bu baax a baax teewul nag saa yu ñu jógee ba war a dem fenn ba fagaru ci yenn yi bañ a oote ci yenn yi defoon nañ ko Thiès defoon nañ ko Kaolack defoon nañ ko Kahone bu boobaa dina am loo xam ne dinañ ko defoon nañ ko itam bi ñuy dem di seeti moo yi nekk ca Yoff bu boobaa dañu daal di waxtaan ndax loolooy politique man loolu laa jàpp politique boo xam ne élection ñëwagul waxtaan la ak yeete waxtaan jëmale ko ci ñaar benn bi ñi ngay waxtaanal nga xam li ñuy dund xam seeni jafe-jafe déglu leen itam ci li nga xam ne li ñoom jàpp nañu ne mën na saafara jafe-jafe yi ñuy dund ñaareel ba itam nga xamal leen li tax ñuy dund yi jafe-jafe te yenn saay du yomb ci ñoom waaye boo waxtaan ak ñoom dafay mel ni lu leer ma wax la ci tuuti rek junj la ci tuuti ci loo xam ne man ci sama bopp maa ngi koy dund fii ma toll maa ngi autorisation de construire man bi ma nekkee en 2000 dans les années 2005 maa ngi doon njiit ci Ablaye Wade taamu ma woon ma doon njiit ca APIX ca conseil présidentiel de l'investissement war a xalaat naka la ñu mën a def ba administration procédure yi di gën a dox di gën a yomb ñu jàppoon ca booba ne Sénégal tabax bokk na ci li indi liggéey ak koom-koom li jur liggéey ak koom-koom ndax ouvrier yi ci liggéey impôts yi di ci génn bi ñu seetee loolu daal di xalaat autorisation de construire ku koy ut war a soog a door tabax ñaata weer lay daw di ko uti mbir mi gudd lool ñu daal di oote képp koo xam ne amoon na ci wàll rek toog na keroog ay fan yu bari sax ba ñu déggoo ci fanweeri bés doy na sëkk fanweer
30 jours déggoo ci loolu ku nekk nangu ko ren ma duggal autorisation de construire ñu ngi ci juróomeel weer yi amaguma ko te muy autorisation de construire de renouvellement waaye loolu boo ko dundee mu nga ca sous-préfet Djibi Diallo xaw ma kale na fa waaye kii nga xam ne kii mi ngi yéexal mbir mi fàtte na ne am na ouvrier buy xaar bu war a liggéeyul juróomi weer feyoo ko mais ouvrier boobu mooy mujjee dugg gaal dem xëy na mu ñàkk bakkanam ci géej gi. ndax lu mu nekk Abdoul Mbaye moo tax ñu yéexal ko sa xalaat la. mën na ne waaye ci waaw loolu moom mën na ne ci dëgg-dëgg dara yombatuma nangu nañu passeport laajte naa passeport diplomatique ñu ne duma ko am waxuma loolu sax ba ci sama yaay nga xam ne 1960 la am passeport diplomatique ba ci fii waaye bi mu ko laajee bañal nañ ko kooku moom mi ngi jëm ci opposition de dëgg la noonu la ñu gisee opposant waaye bi ma toogee bay waxtaan ak ñi nekk ci entreprise yeeg yooyu dañ ma ne léegi kay mën na yàgg mën na ba pare nag boo waxee ñu ne non dañ ko informatiser loolu yëpp baal ma wax ji waaye show la loolu boo ko waxee ouvrier dina nangu lu tax mbir mi yéex te loolu li koy indi xam nga fan la jógee moo tax it ma ne muy politique dëgg loolu mi ngi jógee ci nga dénk service su état ñoo xam ne ñi ay politiciens lañu du ñu liggéeyal administration ñoom ñu ngi seet naka liggéey bi nga leen dénk naka la leen amal njëriñ naka la leen mën a amal njëriñ ci seeni politique di ci xaar lu ne di yéexal waaye bu fekkoon ne taamu nga koo xam ne compétence am moo tax nga teg ko fa mais dina ragal boo ko nee semaine walla ñaari semaine mu war a génn dina génn ci semaine walla ñaari semaine waaye boo ko waxee ñu ngi jëm ca élection boo pertee ma dindi la dina yéexal mbir mi seet li mu ciy am ba mën a dundal politique am. mais Abdoul Mbaye ñuy delluwaat ci acte toujours am na ñoo xam ne seeni xalaat mooy que ni parti salon la fii la yam ci Ndakaaru lan ngay tontu ñooñu est-ce que loolu lu am la par exemple man su ma jëlee le cas de Matam bi ma gën a xam kan moo fay coordonnateur acte régional. acte mu ngi fu ne du ma mën a fàttali nag fàttaliku tur yëpp waaye Matam li ngay tudd Thierno Alassane Sall def na fa mission tournée bu yàggut waaye ñun suñu cadre dem na bokk ca te ñoom ñëpp ca. mais c'est dans le cadre CRD la du. non dañuy ñëw bokk ci mission bi ci tournée bi ndax CRD itam mbooloo la acte mi ngi ca bokk Thierno Alassane Sall bu ñu xamalee ne mu ngi def tournée ci bii région ñun ñu boole koog suñu nit ca fa ne te loolu am na. Abdoul Mbaye candidat en 2024 wala da ngay dem dans le cadre d'une coalition. 2024 sori na de. waaw mais soriwul si politicien de ñetti at rek. sori na gis nga li ñuy jiital benn mooy lan moo mën a doon njëriñ ci Sénégal ndax boo jiitalee sa bopp rek yaa ngi bëgg a juum attention li njëriñ ci Sénégal mooy benn Macky Sall bañ a jàllaat loolu benn la ñaar itam Macky Sall bañ a taamu ki war a jàll ñett nga bañ a juum ci ki ñuy taamu ci mu bañ a doon koo xam ne dafay nuru Macky Sall te bu ma waxee loolu du Macky Sall ci boppam waaye doxalinu Macky Sall jot na te loolu nag doon itam suñu liggéeyu politique homme politique waxuma politicien yeete Sénégalais yi ci ban melukaanu nit lañu soxla muy njiit ci réew mi mu toog ca assemblée nationale muy njiit ca commune ya doon conseiller
te loolu soxlawul nga sori ci nañu taamu rek ñoo xam ne bu ñu toogee askan wi la ñuy liggéeyal réew mi la ñuy liggéeyal nañu taamu ñoo xam ne jàpp nañu ne politique warut a doon loo xam ne da nga koy jëriñoo yow waaye dafa war a doon loo xam ne yow yaay amal njëriñ askan wi yow yaay amal njëriñ réew mi loolooy politique. ci tànk yooyu nga taxaw Abdou Mbaye yaa ngi wax waxu président de la République Macky Sall ñu delluwaat si démb dégg nañ ko mu jël ginnaaw mesure yu mu jël dégg nañ ko fan yi passé tamit du moom lañ dégg mais benn si ay nitam mu di ministre de l'intérieur jël dogal ne que parti PASTEF bi déclaré ne que am na 125 millions ci ay collecte de fonds mu menacé ko dissolution ndax loolu nekkul ndax dafa yow ci sa xalaat est-ce que nekkul dogal boo xamante ni mesure la boo xamante ni même yeneen leader d'opposition yi ñoo ngi leen ci joxoñ mu jur tiitaange si ñoom parce que fii ñëpp xam nañu comment parti yi du ñuy fonctionner. yaakaar naa Macky Sall moom moo ci war a gën a tiit ndax alelam kenn xamul fu mu jógee alelu APR xam nga fi mu jógee alel bi bari na de alel boo xam ne day jënd suufu milliard tabax siège ay milliards alel boobu fu mu jógee kañ la dikk ci moom. ancien premier ministre ministre de l'intérieur président assemblée nationale yooyu yëpp. avant 2012 gis nga loolu man de ci li ma xam ñi doon ànd ak moom ji tournée ay mboroo gerte lañ doon lekk loolu la ñu wax de waaye ba tey nañu bàyyi di xëbalaate yaakaar naa yàkkamti indi na juumte ci communiqué ministre de l'intérieur ndax sénégalais li am solo mooy parti alal bu mu am na jógee ci adhérent na jógee ci sympathisant na jógee ci activité boo xam ne maanaam xew boo xam ne taxawal na ko ba am ci bénéfice loolu la yoon wax waaye adhérent la sympathisant la sénégalais la jóge naa Dakar dem tukki ji ñu may laaj ndax ñu may laaj cotisation ma jóge ma yónnee kooku lan lañ ci mën kooku mu ngi tegu ci yoon waaye nag jot na ñu gën a seet parti yépp nag laa wax te doo ci génnee kenn ndax mi ngi am alal bu jógee ci koo xam ne du adhérent du sympathisant bitim réew ak fii sax boo xam ne xamuñu fu mu jógee benn ñaareel ba itam alal boo xam ne wër na ku ne mooy enrichissement illicite rek li ñu teg doomu aadama ci enrichissement illicite nañ ko teg itam ci parti ndax am na parti au pouvoir yoo xam ne kooku umpul kenn seen alal mi ngi jógee ci fonds secret ak i fonds de corruption loolu moom dafa leer waaye wax nga lu am solo itam waxuma communiqué boo xam ne dafa war a tiital leader d'opposition waaye li wër ba wër mooy leader d'opposition yi dañu war a ànd ci li jàppalante donde bu fekkee ne lépp a ngi tegu ci yoon ci li jëm ci alal bi ñëw ci parti li nga xamante ne am na si sa adresse de la nation tamit lii nag si français laa koy liire da nga nekk l'accroissement de certaines dépenses de fonctionnement dans le budget 2021 notamment pour faire plaisir aux alliés logés au CES et au HCCT foo teg loolu ndax loolu moo waral si ki nga xamante ni mooy sa rakk mu dellu ginnaaw bi ko Idrissa Seck woowee wala pression familiale la ndax magam di opposant ci biir Sénégal moo ko tax a dellu. non ci dëgg-dëgg loolu duma ci sori torop ndax xamal na ma ne am na lu ko Idrissa Seck laaj xamal na ma itam ne mujj na ko bàyyi yem ca loola vraiment am na yoon boo xam ne yoonam la am na yoon boo xam ne sama bos la mais duma ko naan bul def lii ndax man maa ngi ci loolu
loolu mënuma ko. kuréel yooyu nga ne. kuréel yooyu nga wax CES ak lii di HCCT li leen tax a jóg mooy loolu. non man li ma ci li tax ma wax lii mooy yow yaa ngi génn ci atum 2020 nga gis ne sa déficit bari na maanaam alal bi ñëw ci yow ci wàllum impôt ak yooyu mëtul ba nga mën a fay sa salaire fay li nga war a fay yépp gis nga ci atum 2020 bi te lii ñàkkoon ca 2019 doon benn 2020 doon na ñaar ñu jëm ci 2021 xamaguloo li la fay xaar ndax mbas mi dañagul waaye xam nga ne 2021 li nga ci doon xaar 2020 li nga ci doon xaar 2021 du fa àgg li ñu xaar ci yow kay mooy nga màndu ci li ngay jaay ci dépense ci li ngay fay li ngay duggal ci ay CSE ak HCCT waaye nga yokk ana xel su dut rek xaaral ma def loo xam ne dina neex ñu nekk ci CSE xaaral ma def loo xam ne dina neex ñu nekk ci HCCT ndax ñooñu laa àndal. Abdoul Mbaye il faut ma tooñ la tuuti aussi nekk nga premier ministre yor nga fi ay poste de prestige ci banque yi ak loolu Abdoul Mbaye léegi qu'est-ce qu'il fait bu weesoo politique bi. consultant de temps en temps ma am dossier yoo xam ne dafa jëm ci stratégie bancaire ma ciy liggéey ñu may fay waaye nag liggéey bi gën a jafe ndax yaa ngi ko doon wax sànq ndegem opposant la am na ay marché yoo xam ne dindi nañ ko ci benn réew au moins ci kaw oote boo xam ne fii la jógee jëm ca foofa. ah bon te yow la concerné. ñu xañ la ko. te ngay doomu Sénégal. ñu xañ la beneen dëkk jox la li ngay liggéeyee li ngay suturloo parce que opposant nga. est-ce que yow di nga ko xalaat def soo fi nekkoon jiitu réew. def ko sénégalais ni yow. wërsëgu sénégalais du ma mës a jóg te mu muy loo xam ne dafa tegu ci yoon du ma mës a jóg di ko dindi dinaa ko dimbale sax ndax boo ko seetee ba seet tiitar lay mujjee doon ci Sénégal ak ci doomu Sénégal luy tiitar ci doomu Sénégal ak tiitar la ci sénégalais waxatuma la nag ay yu sew yu mel ni nang du ma la joxaat passeport diplomatique sa yaay du ma ko joxaat passeport diplomatique looluy politique Sénégal. Abdoul Mbaye ñu ngi lay méngalee tamit Boy Town ndax foo nga si sa ndaw dem nga ay Anse Bernard dem nga wuti sàcc mango dem nga tooñi dem nga baali Abdoul Mbaye est-ce que boobu la parce que wolof bi moom léegi leer na gars yi que yaa ngi làkk wolof comme ñëpp est-ce que yooyu yëpp Abdoul Mbaye foowee na ko. waaye loolu bari na ci sama dund Anse Bernard bi ngay tudd xaw ma ndax nga tudd xaw ma sax lu tax nga. non dama xam ni rek. yàgg na fi quoi Anse Bernard nañu plateau Anse Bernard kañ moo doon suñu distraction principale sàcc mango moom def naa ko du benn du ñaar booba Kaolack lañ doon dem dugg ci tool yi di sàcc am nañ fa sax benn gardien bu ñu dóor ay bant. li ci des nag moom dama lay pàccanga fii nga waaru de j'étais considéré man toog nañu fii ba yaakaar ne ma dàq pàccanga Dakar. amul lu fi. loolu mosoon na am donc dund naa li may dund. waaye nag loolu yëpp musut a tax ma génn ci yoon bi nga xam ne bii moom la sama papa fay daaloon mooy njàng loolu moom. nekk doomu Kéba ba jeexal kay daal di. ndax dina la di nga def bay bëgg a def dara. sa xel delluwaat ci moom tere woon na ma lii. wala lële bëgg a def dara sa xel delluwaat ci moom tere woon na ma lii wala lële. ah Kéba Mbaye de daf ñu defal yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana daf ñu defal lu rëy ndax bàyyi nañu royukaay. te ci dëgg-dëgg waxuma sax ragal waaye bëgg a def dara lu baax sax damay xalaat naka la sama waajur ja
naka la naroon a def lii naka la naroon a def lële bu doon moom ndax lii la doon naroon a def ndax lii la naroon na ko def ba daal di. Abdoul Mbaye ñoo ngi lay gërëm di la sant di rafetlu ndaje bi ñu amal tey ji am chance waxtaan ak yow mu nekk lu ñu neex trop